di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw seet si marché Dior tey di rafetlu seen teewaay fii ci marché bi ñu ngi leen di dalal ak jàmm nag marché bi nag pour revenir tuuti ci historique bi ñu ngi ko sanc en 1984 suñ benn papa bu ñuy wax papa Amadou Ndaw moom bokk na ci ñi nga xamante ni bii ñoo ko sanc jamono boobu terrain rek la woon boo xamante ni dañ ko doon dagg rek di piqué di def ay piqué xam nga loolu 1984 jamono day dox bu demee ba egsi nag bu ñu demee ba ay délégué jaar nañ fi taxaw nañ fi ay délégué ñu yore marché bi di ko jaarale ci anam bi nga xam te ni moom la war a jaar ba yàlla dogal nag délégué yi fiy jaar yépp ñun bi ñu mujjee ñëwee fekk nañ fi délégué Baye Talla Diop Baye Talla Diop moom mu nag daanaka lu xam ci marché moo nu ko xamal bi mu génnee àdduna nag Abdou Ñing ñëw topp ci yore marché bi mu ko yoree yore na ko lu mat 10 ans boo wala mu ëpp ko sax ci lañ nag def élection xam nga jamono comme jamono day dox te lenn lu ci nekk dañ ko war a yeesal mu jaar ci yoon ñu réglementé ko ci la ñu am idée wu dem assemblée générale wax maire ne ko danoo bëgg léegi nga defal ñu élection maire daal di ñëw taxawal ay élection ci marché bi amoon na ñetti candidat mais candidat yooyu yëpp man maa leen jiitu woon bi élection yi jàllee ci lañ ma jiital nag ma nekk délégué en l'an 2000 li ma lay wax nii en l'an 2002 la woon 2002 ba léegi nag ba 2018 yaakaar naa 16 ans la ci laa jiite marché bi nag yor ko ànd ceeg comité de gestion bi 9 membres la kenn ku ci nekk yaa ngi def sa liggéey kii ma dendal nii tey mooy sama secrétaire général am nañ vice président premier vice président deuxième vice président secrétaire général secrétaire administratif secrétaire aux affaires sociales secrétaire à l'organisation trésorier adjoint kenn ku ci nekk nag yaa ngi def sa liggéey ndax marché bi rëy na rëy goo xamante ne bii kenn ku ci nekk bu defu sa liggéey rek dina am faay ci liggéey bi moo tax buñ jiitalee président déggal ko lool nag ndax tey fi mu ne nii ku ma ci sant la ma la war a sant di nga ko def te di nga ma indil la nga xamante ni mooy rapport bi fii la ñuy toogee ci bureau bi di ko réunion bureau bii nga gis ci tey comité de gestion bi moo ko def di jaarale li nga xamante ne bii mooy recettes yi fi mu war a jaar am na ay encaisseurs yoo xamante ne bii ñooy wër di encaisser marché bi chaque fin du mois cantine bu ci nekk la mu war a joxe da koy joxe li jóge ci robinet bi ñu rassembler bu ñu rassembler fay suñu employé tey marché bi comité de gestion bi moo jël en charge lépp moo jël en charge 6 gardiens di leen fay par mois ñuy garder assurer la sécurité de tous les biens de tous les commerçants jafe na lool nga toog bay ak dégg ñu ne marché Dior dajji nañ fa cantine wala jël nañ fa alal jàmbur ngir rafetlu liggéey teewaayu agent de sécurité yooyu nga xam te ni moom lañ samp ci marché bi ndax ñu ngi def seen liggéey saa suñ ko noppee def rek ñu sanctionné leen bi ci des mooy ñooy fay suñu ndox mi ñoo koy fay facture bu ñëw comité de gestion bi moo koy jël en charge fay ko bi ci des mooy courant bi nga xam te ni moo nekk ci marché bi bu dul compteur yi nga xam te ni moo nekk si compteur yi nekk ci cantine bu nekk yaay fay sa courant mais li nga xam te ni mooy óolu marché bi ak lii yenn espace yi courant bi fi nekk comité de gestion bi moo koy jël en charge donc loolu yépp nag bu ñu ko rassembler génne ko ci recette yi bu desee ñu yóbbu ko ubbi nañ compte au niveau de la banque foofu lañ koy dugal saa suñ amee luñ ci war a liggéey ko ci marché bi liggéey yooyu nag day tombe ak li askan wi di bëgg li commerçant yi di bëgg ci marché bi suñ nee yéen a fi nekk ñun dañoo war a di taxaw di liggéey li ñu soxla ba pare di denc xaalis ñaar yooyu aussi parce que léeg-léeg mbir day bett bu ñu fa daajoon cantine jàmbur tey fi mu nekk nii te cantine borom cantine boobu mënul xaar su mënul xaar rek il faut da ngay dindi xaalis jox ko mu jënd ay marchandises am su jëndee ay marchandises am ba pare nag léegi nga xool noo koy toppee gardien bi su weer dee nga di ko dagg ñoom ci anam yooyu la ñu liggéey mais pratiquement
li nga xamante ne bii soxla nañ ko ci marché bi parce que donte suñu doole mi ngi ciy dem ñu ngi liggéey lépp lu marché bi soxla tey marché bi fi mu nekk nii toll woon na jamono yoo xamante ne bii fu waaye jaar rek da ngay jàll amul maanaam amul bunt def nañ fi 26 portes yoo xamante ne bii tey bu ñu tëjoon marché bi totalement kenn du dugg gardien yi day am ñu nekk ci biir am ñu nekk ci biti di saytu alali jàmbur yi def nañ fi porte yooyu nee naa la tout à l'heure ñoo yor marché bi sécurité bi nag dafa des mais loolu il faut autorités yi jàppale ñu ci aussi ñu mottali sécurité boobu parce que même bëccëg bi am na fi ay nigériens yoo xam te ni dañ fi dox di xeex ci seen biir loolu bind nañ ba tàyyi te bind nag ak saisir autorité yooyu rek lan man dem toog autorité waxtaan ak ñoom xool leen li nga xam te ni marché bi loolu la soxla ñu di ko def jàppaleñ ci parce que gannaaw ñu ngi suñu liggéey il faut ñu am fu ñu wéeru foo xam te ne bii am na loo xam te ne bi état rek a ko mën yow mi civil bi doo man loolu état moo mën a ñëw imposer loi ne lii wala képp koo xam te ne defoo fi lu dul yoon mu jàpp la yóbbu ko ba pare su boobaa xeex sax dootu fi amati wala nigérien bu fiy taxawaal dootu fi am parce que marché bi ay liggéeykat la soxla ak clientèle ñaar yooyu rek la soxla kon autorités yi nañu dimbali ci li nga xamante ne bii soxla nan ko bi ci gën a prioritaire nag mu gën a jàmp yéen ngeen si kaw marché bi léegi ci kaw foofu ñuy jaayee jën ak jaay yàpp yàlla dogal na dajaloo noonu sunu xaalis ndax marché bi tey fi mu nekk nii ay mbaar la woon ay jamono mais fi mu nekk nii ak sunu doole ci la ñu fexee ba commerçant yi dajale li ñu am tabax marché bi waaw tabax marché bi dañ doon sàcc suñu bopp chaque samedi ñu def 2000 chaque samedi ñu def 2000 pendant 3 ans 4 ans ñu dajale boobu xaalis wutu entrepreneur suñu bàyyi Ali Diallo mi nga xam te ni mooy tabax nekk entrepreneur ECTP kooku moo tabax marché bi dimbali nañu ci jàppale nañu ci ba marché bi àgg te kenn sonnut ñu dajaloowaat dugg ci biir xam nga loolu weesul sécurité mënoon noo toog ci mbaar yi marché bi jékki-jékki lakk benn parce que dégg nga fi marché yuy lakk ba tàyyi ci Sénégal loolu nag yàlla dimbali nañ ci ba génn nañ ci parce que tey fi mu ne dajale na suñu doole tabax marché bi tabax bi nag àgg na ci jàmm dugg nañ ci jàmm noo ngi ci liggéey depuis 2010 lañ dugg ci marché bi mais dafa am lu des loo xam te ne suñu doole àggu fa te buñ ci autorités yi dimbalee aussi ñu mën koo kii mooy danoo bëgg ku nu karoleel foofu ci kaw ñu karoleel nu ko parce que dal bi ndoxu jën ak ndoxu yàpp bi acide la donc dal boobu fi mu toll nii danoo bëgg ku nu ko karoleel ba mu àgg dinañ ci woon ak autorités yi ñu dimbali nañ ci ak kun ci mën a jàppale mu jàppalañ ci suñ ko defut it ñoo ngi toog fi ñu toog léeg-léeg ñu dindi su teg fee ba bu ëllëg bu matee saa suñ ko bëggee defar ko xaaruñu kenn nag kun ci jàppale bu soobee yàlla dinañ koy beneen mbir boo xam te ne bi aussi dafa mën a gàllankoor liggéeyu marché bi kenn ku ci nekk boo sañoon fa ngay liggéeyee ñun bu sañoon jiite marché bi mais marché bi di jëm ci kanam mais marché bi buñ sañoon jiite ko muy jëm ci kanam chaque jour di progresser waaye dafa am loo xam te ne bii fléau la boo xam te ni day commencer di rey marché bi muy installation anarchique marchand ambulant yi nekk ci buntu marché bi marchand ambulant yi ñoom lépp lu waa marché bëgg a jaay ci prix normal ñu jaay ko ci prix anormal ba pare di xëcc client yi non seulement loolu mais il y a des agressions là-bas kon loolu tamit bëgg nañ autorités yi jàpp leen ci ba ñu jóge fa à ce que sax ñu am lu ñu fa defal loo xam te ne bii marchand ambulant dootu fa taxaw loolu daal moom vraiment suñ sañoon ñu dimbaliñ ci loolu tamit. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi xam ne suñu gan ñëw ngeen seet suñu wax dëgg vraiment laaj ñu suñu xalaat ci marché bi man Baba Niang laa tudd maay secrétaire général comité de gestion marché Dior ñu ngi leen di tatagal di leen ziara bu baax ci wax dëgg seet si bi ngeen ñu seet si quoi pour wax dëgg may ñu occasion boo xam ne danañ ma mën a wax ak les autorités pour wax dëgg ñu mën ñu jàppale suñu liggéey parce que ñoo ko bokk voilà bon ñun dafa am lu ñu war a def rek loo xam ne lii loolu lañ foofu la ñu mën a yem li ci des bon les autorités ñoo ñu war a jàppale parce que comme donc ci réew mi lañ bokk lii suñu wàll rek war nañ ko am quoi en tant que marché Dior voilà léegi donc li nga xam ne suma président wax na ko bon daanaka doy na mais nag dama ci ki sama mënu wax ba pare
te duma ci sànni sama kàddu donc gën a dëggal li mu wax parce que marché bi ni mu taxawee daanaka booy seet li fi ne yëpp ñi fi commerçant yi ñoo ko fi def du marché boo xam ne bii les autorités ñoo ko tabax waaw nit ñi ñoo jël seeni kus na sa tuut tabax marché bi bon ñu ne ci donc ñun ñooy fay comme ni nga ko waxee ñooy fay SD ñooy fay courant tout ça yëpp ñoo koy def éclairage war nañ ko am marché bu demee nii wax dëgg te marché du marché bu ndaw war na am éclairage donc kooku ñu ngi ci joytu les autorités la mairie moom mooy suñu interlocuteur parce que commerçant ak mairie moom daanaka benn la moom moo ñu jabatu kon donc te wax dëgg tamit bon mi ngi fi ñëw le maire mi ngi fi ñëw wax dëgg chaque année danañ def setal nettoyage marché bi yëpp ñu tëj marché bi nettoyé yëpp wax dëgg ba mu rafet xam nga chaque année ñu ngi koy def waaw ak collectif des 4 marchés yëpp ñu ngi koy def wax dëgg kooku tamit bon mënuñ ko ñàkk a wax mais li ñu koy gën a kii rek mooy le maire mu gën ñu jàppale ci li nga xam ne mi ngi ko doon wax pour li mu doon wax ne bon pour affaire mbaar bi moom xool na ko sax ba xam ne lii bon mi ngi ci en danger donc wax dëgg am na yu mu ci jël ne dina ko def voilà loolu ñu ngi koy xaar pour mu def ko boo gisee tamit par exemple bëgg nañ tamit marché bi ñu gën ñu jàppale ba mu gën a dox parce que nit bu jógee ñëw di jaay marché pour mu dox mu am lu muy yóbbu këram voilà bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokk ci développement réew mi voilà kon donc war nañ la mën a jàppale ba nga xam ne lépp loo xam ne lii luy gàllankoor marché bi dox rek kooku buñ ko jooyee autorité rek war nañu gestu ba nga xam ne wax dëgg vraiment li ñu bëgg yëpp li ñu bëgg am ci liggéey bu sell war nañ ko mën a am ci dal dara du la déranger bon boo gisee marché bi léegi daanaka dafa xaw a kii parce que boo gis ambulant yi nii wax dëgg dañu xaw a sonal comme ni ko président waxee rek parce que wax dëgg nga installé légalement di fay say juuti fay say patente lépp nga koy def donc am ñoo xam ne ñuy wax dëgg ñu ñëpp ay Sénégal lañ mais nag nit ku légal ak ku légal mënuñu yem donc wax dëgg ñu seet fu ñu leen ñoom si réew mi lañ bokk ci dëkk bi lañ bokk suñuy mbokk lañ suñuy lépp lañ suñuy rakk suñu jarbaat ñoo fi ne kon donc war nañ fexe ba dégg nga maam jéem am nu ñu leen organiser ba ñoom it wax dëgg ñu am fu ñu jaayee bu dee hebdomadaire sax ñu am fu ñu jaayee bu ko defee marché bi moom it wax dëgg ñoom it ñu mën a yëg seen bopp li ñuy liggéey ñu mën ci jariñu mais sinon bu dul loolu rek place yi day tëj parce que su fekkee li nga war a jaay ñu ngi koy kar di ko jaay moins cher fayuñ dara donc kooku bu yàggee yow da ngay tëj loolu la kon donc ñu jàppale ci loolu en même temps aussi wax dëgg marché bi tamit soxla na assainissement soxla na ko bon maire daje nañ waxtaan nañ mairie tout ça def ay kii yëpp wax dëgg mu ngi ci programme am wax nañ ko mais yooyu dañu bëgg mu nekk loo xam ne li lu am la mu am la jàppale ñu si sécurité bi comme ni ko président waxee kon donc ñu jàppale ñu ci ba nga xam ne wax dëgg jigéen ñeeg ndaw ñeeg ñëpp ñu fi ne wax dëgg vraiment danañ liggéey ci jàmm yëg ci seen bopp macha allah loolu la waaw développer seen réew kon donc loolu la ñuy ñaan ñu autorités yi ñu jàppale ci ñun ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi gérer marché bi comme ni ñu ko war a defee dañuy toog réunion bureau waxante lu ne pour nekk dégg nga maam ñu teg mbir mi ci yoon marché bi tegu ci yoon c'est ça loolu la kon donc ñu ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënut pour marché bi jëm kanam bu jëmee kanam ñun ñëpp dañuy kontaan kon donc loolu daal laa noon naa ko ci wax vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup